ñu ràññee woon ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet yi ñu ràññee woon 22h passées de 7 minutes sur Sen TV. Bonsoir à tout le monde. On espère que vous allez bien et que yéen a ngi ci jàmm fi ngeen nekk. Si vous êtes à la maison en train de nous regarder, ñu ngi leen di ñaanal de passer une très bonne soirée en compagnie des programmes de Sen TV. ñi nekk ci hôpitaux yi ñu ngi leen di ziar di leen xalaat bu baax a baax. Si vous êtes malade ñu ngi leen di souhaiter un très prompt rétablissement. bu fekkee da ngeen bokk ci aides-soignants yi ñi nga xam ne dañuy jàppale gars yi pour ñu wér yàlla na leen yàlla defal jàmm. Merci beaucoup de prendre soin de ces gens-là qui sont malades. yéen ñi nekk ci prison yi ñu ngi leen di xalaat bu baax baax aussi yàlla na leen yàlla génne foofu. C'est parti pour un autre numéro de cette émission Gis-Gis. Bonsoir à tout le monde ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal ngeen passer une très belle soirée ak timu Gis-Gis. Bonsoir so salaamaaleykum maa teggi nag ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. Grave ni bon bàyyi ma nuyoo ba pare sama grave feeñ sa grave soogay feeñ bàyyil grave waaw donc maa ngi nuyu d'abord yéen ñi ma bokkal plateau bi di nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV émission tey bi nag dama koy may tous les sympathisants de l'association Les Racines de l'Espoir li tax ma wax ko mooy semaine passée dama demoon ambassade Émirats Arabes Unis mooy ki nga xam ne mooy ambassadeur ñoom Qatar Dubaï Arabie Saoudite ñëpp mu recevoir ñu dimbali ñu bu baax a baax ci li ñu woowee Korité des enfants aujourd'hui l'ambassadrice de l'Union européenne déplacée wu ñëw ba sama kër vraiment ñëw indi ay dons apprécier liggéey bi ñu def te loolu dama koy delloo képp koo xam ne rek yaa ngi suivre association bi di ko soutenir ndax comme on dit boo amee doole nit yi ñoo la dooleel donc maa ngi remercier rek toutes les personnes yi nga xam ne ñi ngi ñuy soutenir di leen wax ensemble continuons à redonner des milliers de sourires aux enfants et aux personnes qui sont dans le besoin. Bonsoir. Bonsoir Asso et félicitations yàlla baax na yow ambassadeur bu ne war na laa mën a ñëw seet si incha allah bonsoir Bébène. Bonsoir Safia. Comment vas-tu? Ça va sant yàlla bu baax. Ça va sa pull bi nice na de. waaw kii garaawul naa ko jox kii après kooku. ni nga ko jox monsieur. d'accord bu ñu wàccee vu que da nga jiital chemise bu ñu wàccee di nga ko dindi ci nii wala ci nee. amul benn problème merci ñëwaat nañu tey la mercredi pour gis-gis may nuyu ñiy seetaan gis-gis ñëpp. et puis encore di nuyu ñiy bëggee gis-gis yëpp si mbedd bi franchement ñoom ñëpp mënu ma lim seen tour marchand ambulant yi tamit maa ngi leen di nuyu di leen gërëm franchement ñoom niñ may gàttandoo si tali bi di wax si gis-gis franchement yal na leen yàlla jàppale. def naa la star nag nangul rek dama la def star. parce que am na mu solo ni ma leen gisee ñuy daw si. def naa la star waaw kañ jeex na kenn waxatu ko. da ngay nangu ba pare. nangu naa ko. à 100% nag. même pas à 99%. merci Bougane Gueye Dany. et puis di nuyu franchement ñi ñuy bëggee ñëpp quoi parce que da ngay xam ne sénégalais yi franchement dañu baax quoi parce que romb nit gis ko ci télé bëgg ko di ko koy wan nga xam ko ci xolam kooku mënoo am fayam quoi Adama bi ma taseel tey maa ngi lay nuyu et puis di nuyu sama benn jeune frère bu nekk Mbour Tukuleur ñu koy wax Omar Sow di koy nuyu avec toute sa famille di lay ne bro kontaan naa jërëjëf di nuyu mes 2 enfants Tuuti Mama Fifi di nuyu waa Sicap yëpp et puis di nuyu monsieur le maire Tamsir Soxna avec toute sa famille Poupette ñoom Lënt ñoom Kempes ak ñoom Boy Sogui et puis di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm Sénégal jàmm si la lépp xaj ñu àndandoo et puis dóorandoo ñun ñëpp ñu ànd Sénégal benn réew la et puis yal na fi yàlla def jàmm ñu feebar yal na leen yàlla Eric aussi yàlla pareegu ma Eric bi Eric bi waa zéro stress franchement mi ngi lay nuyu di nuyu waa team bi yëpp moom tamit message merci et puis di koy ñaanal yàlla moom tamit fi mu nekk foofu si Paris ak ñi nekk bitim réew yëpp yal na leen yàlla defal jàmm yal na yàlla defal jàmm waa Sénégal defal ko waa Sicap Liberté 1 Liberté 2 ba Liberté 6 extension Sophie félicitations si sa liggéey yow waxuma la ambass ki nga wax léegi sax war na la recevoir mais je crois que ñi nekk si réew bi war nañu xool sa liggéey apprécier ko woo la jàppale la parce que li ngay def franchement lu rafet la si réew bi te yal na la si yàlla jàppale ak mbooleem ñuy dimbale xale yal na leen yàlla jàppale parce que xale ñooy avenir u réew mi dëkk moo tax pour la première fois ñu bokk bonsoir merci beaucoup bonsoir Prosper comment vas-tu? alhamdulillah madame Diallo alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ñi ma bokkal plateau bi je vais être très bref di féliciter effectivement Sophie comme ni ñu koy waxee dama koy gàttal rek wax la ne la ñaar nu bokk ak xale alalu yàlla la donc ku ci nekk rek jege nga yàlla moo tax mu ne bokk ku ko dog maa lay dogal sama bopp man ku ko suude
maa lay suuril sama bopp. ndeysaan. xale it noonu moom it donc ci loolu nga nekk noonu la comme ni ko Sophia madame Diallo waxee. lu baax moom boo ci nekkee forcément rek ñu bon ñi ñoo lay fekk si mais ñu bon ñi du ñu fekk ñu baax ñi donc toutes mes félicitations tous mes encouragements dégg nga yàlla defal la si jàmm may la nga yeggali ba bu ëllëgee nga am ci ay turandoo xale yi màgg ba yóbbu la ci màkk n'est-ce pas parce que les bonnes actions loolu lay jëriñ n'est-ce pas def lu baax une bonne action n'est jamais perdue yow li mag ñi naan xale póot la kenn xamul kan mooy weri yow ci loolu nga nekk yàlla la yàlla jàppale kontaan nañu bu baax a baax Dieye Massamba muy loolu dafa bëgg lu yomb de lu yomb lay ñaan fi mu ne lu yomb bëggoo loolu jëkkër boo xam ne man dama bëgg moo am jëkkër boo xam ne bu demee 10 heures moo ko ne ko mais chérie tu es où là mu naan non c'est que xale yi mu ne ko rentre et nga délégué affaire bi mu ne ko jox ko ñoom Mouhamed te nee nañ réew mi boo fi wàññi dañ naan ma ni nga jox ko ñoom Mouhamed délégué du tere affaire yi mat bonsoir Mata bonsoir Safia comment vas-tu ça va alhamdulilah maa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax macha Alima allah yàgg kontaan nañu bu baax di la ko ñaanal tamit maa ngi nuyu plateau bi ñi ma fi fekk ñëpp Prosper Sophie Benoît je pense que c'est la première fois ñuy bokk plateau exactement maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Saint-Louis di nuyu waa Dakar di nuyu waa Sénégal ak diaspora bi ñëpp di nuyu seetaan di leen jaajëfal si yitte yi ngeen bàyyi di seetaan gis-gis ñi ma safoo bàyyi seen yitte yëpp tam di ma seetaan. ñoo tam da nga am ay fans de waaw bëri naa fans macha allah voilà Sénégal ñëpp am fans ma da kuy sa fans dégg naa ko tudd Jibi Jaxate président mooy sa président fans club Amadoune Sall ci fans yi la bokk Nabou Touré Sophie Ba Asi Gueye Asi Fall Mariam Gueye macha allah bu ma leen doon lim tey plateau bi duñu pare macha allah Aïcha kontaan nañu bu baax a baax merci beaucoup kontaan naa Sas madame Seck maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax Soukeyna Atta Seck elle c'est ma puce à moi merci de nous regarder ce soir Père May Ngoné fan nga féete moom moo ma jaaxal Père nag bu sañsee def Sophia Diatta Père bu sañsee il fait exprès oui yaa ngi ci jàmm Sophia maa ngi ci jàmm Aïcha bàkk bi jib na waaw non père da nga sañse. mais c'est le roi dans gis-gis c'est le roi. waaye damaa nekk ak mer mu méttee. waaw sañse mën ngaa sañse ànd ak mer. ni ngay meree neex na ma de. waaw damaa mer. j'adore. man bee boo ma foree ci weewu bëy. rappel yi nag rappel bi nga rappel ci suuf rappel ko ci kaw. bee boo bee ma neex. ma déggee fu nekk kooku sama yoon. mais je réclame mon dû. nan ma jox sama yeeli maam. dëgg la yaa ko moom. ba xamoo fu ma jëm. c'est vrai de man xam naa fi nga jëm. xam nga fu ma jëm. billaahi nan ma jox sama yeeli waaw maam war nañ la ko jox moom. da ngay jot sa yeelu maam sax. nan ma jox sama yeeli maam. dëgg la. dinaa nuyoo nag dinaa def lépp su sama yeeli maam ñëwul du ma annoncé thème bi keneen ay annoncé suñu thème bàyyi suñu thème bàyyi. mais Bougane mais dama ne Bougane Gueye Dany yow Fatima Diack tukulóor bir na la bir yàlla ne et puis la ma ca gën a neex. waaw la ma ca gën a neex non Bougane. difficile à contrôler difficile à contrôler. jinax ñu ne day bari ay rawtu. dafa naa am na kii am na sëñ Mbàkke soxna loo am na am sëñ Mbàkke. Bougane waaw war naa am sëñ Mbàkke. dama ko bëgg kii waaw am na am sëñ Mbàkke ñu ëlbatiku mu génne foo xam ne kenn xamu ko mu ne Al Amin. ndeysaan. du mooy junior. Aziz dëgg la. waaw Al Amin la wax. Al Amin day Bougane ni ma meloon nag moom li may wax ci télé laa jàkkaar lool te xam naa ne
nettali bañ nañ dem si yàlla sa te ñemewumaa jàkkaarloog écran bi àddina di ma seetaan may sos di sosal doomi soxna joo xam ne tey fi mu ne mi ngi gegonoo suuf waaye fii soo ñëwee fii Castor ci place Vieux Sey Cheikh Pen maa ngi lay nuyu bu baax a baax bergerie Vieux Sey maam Ibra Diagne Njaga Fall maa ngi leen nuyu baax xam ngeen ne man ak Al Amin Dey yendu nanu foofu bataay yi gis nga kuy yu mag yi mu daan jënd Vieux Sey moo ko daan jaay fii ci gétt gi fii Castor fa la daan ñëw maal bi day jëw rek teg doo xam lan moo ci nekk booleeg di jënd ak di joxe day jënd ba pare di ñuqi di joxe nu def fil ranko ni Al Amin dafa amoon ay qualité ñooñu doonoo bokk Jolof ca afe ñang loola tax ñu daan toog ba si àgg sëñ Fallou daan wax naan xaw tuut waaye ma sant si waaye su ma neexee sant si su ma neexee sant Mbàkke waaye ay mbokki nen nanu ñoo bokk maam maaram afe Jolof ñang soo demee ñooñu maanaam muqaddam ña sant ja dëkk ay mbëllëxe ñooñu maanaam doon yi ay muqaddami maam Seydi Aj Malik yoo xam ne kenn mënu la wax nu mu demee àll boobu doon ko toj doon ko séddoo di mbokkum maam Jaara Buso mu wér di mbokkum sëñ Fallu mu wér di mbokkum Touba Kër Ñang Touba Kër Ñang googu moom mooy ba Elimaan Njoogu Ñang mi nekk Tiwaawan xanaa war nga ko dégg moom nañ tuddee Njoogu Géey Baabu Mbenda Njoogu Géey Baabu Mbenda moom nañ ko tuddee waaw nijaay la ci Mumi Géey sama yeli maam Bugaan moom laa bëgg papa yàlla baax na balaa def nga lu rafet di nga jot sa yéene ah non non man bëgguma xaalis de balaa émission bu jeex laa di nga jot sa yéene loo bëgg ah monsieur oto yeenu maam oto maam kay ngay wut fi mu ne oto maam non mais daf ma war a jox sama 4x4 Bugaan daf ma ko war a jox oui jot na de jot na moom daf mais ku la taal nga taal yow loolu ngay laaj ndax da ngaa bëgg 4x4 ay jàmbur non mais yow convoi nga bëgg xam naa ko convoi yow àndunu man ak yow jiitle fii ñu jógee kër bon waa après nga réer ma ci diggante bi papa yaa ngeen di problème non non soo ma war a noppi bàyyi la nga wax sa 4x4 te toog jox ma sama 4x4 Bugaan jeex na tàgg waaw ba Fatima Diagne sama yelli maam yow jubóowun yow duñ jubóo ba may dem Paris la ay wi commencé woon ma rëbb la place moo duggee héritage madame Diop ne ma génn na li nga rëcc ma taw ba si ak anta ne ma génn na mi ngi fii bërëb sàng ma daw ñëw ñu ne ma rëcc nga nappatu naa la ñetti yoon nga rëcc sama yelli maam jeex na bàyyi kontaan nañu bu baax a baax kontaan nañu di nuyu ñëpp nag di nuyu les hommes d'ombre ñoom Bakary Banor maam Sidi ñoom ñoo fi nekk tey ndeysaan ba xale yi ak Mara xale yi nekk fii doon ay xale yoo xam ne layti ñoom ñëpp ak kii le jeune as ci la même le red chef Ablaye Mbow waaw ñu ngi koy remercier bu baax nga xam ne li gis-gis am waxuma la fii ci kër gi mais ci Sénégal est-ce que am na émission bu ko am Bougane ci gis-gis la techniciens yi ci gis-gis nañu caméraman yi ci gis-gis nañu journaliste yi mais téléspectateurs yi nekk ci biti léeg-léeg nu woo ma waxtaan ak man loo xam ne su ñëwee moom na ñuy def thème dëgg la waaw moo tax su ngeen amee thème dee leen woote di ko joxe seenu naqar nu mën di ko exposer di ci waxtaan solution di génn ma leen ni du noonu di dem ba États-Unis di nuyu Paco Galsen mi ngi lay nuyu bu baax a baax ak Amine waaw depuis New York City maa ngi ñëw dinaa ñëw léegi insha allahu taala dinaa ñëw maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen nuyu di nuyu Fatou Mbour ñooñu waa nga paru nanu Mareti Sis maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax kaay toog waaw di nuyu nag Chérif Cheikh Sadibou ba ay dara baa kooku soxna Khady Fall moo ko jur kenn jaari bi ñu naan ko grand père nuyu ko baax Chérif nuyu leen ko baax Chérif moom maamam Fall la sant surtout may sa teen di joor la di nuyu le trésorier de l'état Bay Bayar ma nel kon mooy sama sang bi Bay Bayar waaw léegi sama dem bi na ana Sophia ma nga farik dafa baax El Hadji Djibi Gueye maa ngi lay nuyu bu baax le grand entrepreneur Cheikh Fall Colom Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Jama Diop la grande restauratrice de Thiaroye depuis Boggal Diop Pël Ndiaye Boggal maa ngi leen nuyu bu baax a baax Bàcci Diop Belal Diop fàttewu ma leen di leen nuyu bu baax a baax di nuyu Awa Diaw depuis Mbour 3 maa ngi koy nuyu Awa Diaw tukulóor boobu xaal pulaar bi awi torodo maa ngi leen nuyu bu baax Awa di la gërëm bu baax a baax di nuyu ba Xaadim Samb depuis Thiès di nuyu ki nga xam ne nag moom mooy Adja Saabu Fall fàttewu ma ko yàgg Samb
aussi yàgg Samb moom mooy ba soxna Xaadim Samb waaw kooku waa Thiès la duma ko fàtte ak liggéey yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen war ne xaar leen tuuti sous peu de temps nu dugg ak yéen ci gis-gis muy thème bu doy waar boo xam ne tey defe naa du sedd di gërëm nag Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman di nuyu sëñ Mansour kii ba sëñ Babacar si Mansour balxaw mi di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Pape Eliman Sakho ma nga paru jërëjëf ak sëñ Habib Sakho fàtte ma mooy sa mbokk yooyu jërëjëf kontaan nañ toogal ma may la nga soufflé comme ça nga jox ñu thème bi s'il te plaît d'accord bul fàtte poupette le futur maire Tamsir Tamsir Bijou Ngoné mi ngi lay nuyu tey rek waxtaan nañ lu yàgg mu ne ma yàgg may laajte Bijou Ngoné mi ngi lay nuyu Tamsir sox papa sa téléphone mi ngi sonné donc da ngay toog génne jox ma ko xam nga sa gars yi moom boo commencé rek dañ lay commencé di la woo acca toogal donc dañ ci profité nuyu Malick Gadiaga merci beaucoup à toi frère kontaan nañu Modame Diokhane merci de nous regarder merci beaucoup loo wax Pros Maman Fanta Fifi Kanté ñu ngi koy nuyu bu baax moom itamit jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax Inde waaw de la RTS moom daf koy seetaan bu baax Inde ma chérie merci beaucoup merci de nous regarder yow de lay ni may def nii yëpp pour nga toogaale la de Malick Touré pour nga toogaale la waa toogal Malick Touré c'était kër góor gi maa ngi lay nuyu baax Babacar Nicolas Mbaye Zin waati waawoon yëpp fàttewuma kenn maa ngi leen nuyu ñoon sama xarit 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 vous pouvez aller nous suivre sur YouTube Sen TV l'officiel wala sur Facebook pour ñi nga xam ne tayal nañu taal seen i télé toog seen i saal mën ngeen daal di sangoo seen mbaa di taal seen clim di seetaan gis-gis fii nag dañuy joindre l'utile à l'agréable ñi ngi ñëw waxtaanee thème boo xam ne képp koy nit rek war na laa soxal ay ca papa tey fan la ñuy dugg dina doon fu doy waar foo xam ne Sophia yéen téléspectateurs yi yéen a moom gis-gis ce n'est ni pour Bougane ni pour Père Mbaye Ngoné ni pour Sophia Diatta ni pour Benoît ou Pros Sophie Gueye Mata oui les absentes Aminata Paye Maya ñun ñëpp amu ci kenn ku ma fàtte mais moomu leen gis-gis fii nu toll ñii duñu seetaan wii di dugg ñuy wax ak ñun ñuy jëlee ci ñoom di leen ko delloo ñoom moom gis-gis moo tax li ñuy waxtaane ci ñoom nañ koy jëlee di leen ko delloowaat wax di ci feeñ ñu ne entre hier et aujourd'hui ñu ne diggante démb ak tey foofu dafay doy waar ñu ne l'éducation à bout de souffle l'éducation à bout de souffle démb ak bërki démb yarub démb ba da nga daan jàpp sa doom di ko teg ciw yoon ba mën ngaa toll ca waañ ba mu nekk ci digg kër gi nga dégg ak kàddu goo xam ne moom ak ay moromam ñoo ko séq nga bërxël sa benn kàddu daan nangam doom ja mu dugg ci noppam moo xam ne moom ngay waxal noonu nan daan yaree démb da ngay toll ci digg kër gi sa ndey toll ca waañ ba wala mu nekk ca dàgga ja wala mu nekk ca tóokóor ba dégg leen ci dara mu àddu jël ay kàddoom doxale ko feneen ne balaay diw soo nangamee nangam rek nga xam ne sa ndey yow lay waxal mais indirectement loolu amul léegi amul boobu yar amatul. c'est ça. Sophia Diatta ma jox la benn exemple ci sang bu tedd bi sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim dafa nekk ak waajuram ba Mame Mor Anta Sali am gan gu ne salaamaaleykum daal di nuyoo jàmm sante ci digg kër gi moom mi ngi ci permis ci ginnaaw néeg bi ba kenn gisu ko sëñ bi gisu ko moom Mame Mor Anta gan gi nuyoo ba jàmm sante daa koy ne ana Ahmadou mu ne ko Ahmad de daa bëggu àll lool xam naa de soo demee mu nga ci biir àll ba fi mu toogoon ci permis di leen dégg mu jóg lem der bi jël yëree alxuraan yi jël daaj yi ak xalima yi ak yépp daa koy takk dugal ci mbuus dugg ci àll bi waaw lu waral loolu Sophie rëcc na ma wax ma lu ko waral day bañ waxi way juram teggeeku ndax mën na noo wax loolu gan gi làqar ci ko ci ginnaaw gis ko mu toog
te kon waxi way juróom mën naa teggeeku moo tax mu dugg àll moo tax ba gan nga jàmm sante ba toog ba nu may ko ndox ba mu dal dafa ne ndigal ma toppi ko ci àll bi ndax ma gis ko ndax moom daa bëggoonu àll ba mu génnee di topp tànk bi di topp tànk bi di topp tànk ba fekk ko ci guy yu sedd yi ci biir àll bi mu fekk ko fa maanaam wormaal kilifa léegi am na ñuy saaga seen kilifa ndey seen way jur ku toll ne sa ndey wala ku toll ne sa way jur nàcc ci sa kaw muy sa baay nga taxaw wax ak sa rak wala sa nijaay wala kenn ëlbati ko dagg ko saaga ndey wala nga tudd ndeyam tudd ay awraam wala nga tudd baayam tudd ay awraam xoolal yarub démb ba ak yarub tey bi bu njëkk ñu def la lëf mu mitti lool àddina xam ko ñu yeew la sax duma la ci biir ab néeg nga téye ko daal di gëmm ak moom doo dem ak moom fenn mii ko waale ko soo amee benn gratinure soo génnee suñ la laajee nga ne damaa daanu wala nangam mooma dal dama doon jukki ci teen ba après sama weew yi daal di may xotti fii fekk doon laa tëggum talaata mu fof déedéet tey nga ne cuut kenn wax ak moom ñaari baat mu daw ci ay way juram daal di woo ay nijaayam ay frère am ak ay sœuram jóg ñu def rakkaay daw ñëw songu kër gi indi loo xam ne kenn dootu ko mën a defar ci këru àdduna sëy tas nga toog ñaari fan ñetti fan di ca toppaat di daw mais papa faal yéen seeni temps waaw naka ngeen doon gérer éducation de base maanaam li nga xam ne moom mooy njëkk ci xale naka ngeen ko doon defee ci moom muy jigéen di góor muy jigéen di góor éducation de base bi jiitu ci doomu aadama bi jiitu doomu aadama boobu day fekk doom du juddu doom ji juddu déedéet du juddu day fekk doom ji du juddu du juddu dégg naa la xaw ma nag ndax xam nga fi may xam déet dégg naa la boobu day fekk dara xewagul doom du juddu bon waa waxambaane la dem na ba toll ci ma ne nga koy tànnal nday dëgg la dëgg la waaye yow papa dégg naa la de delluwaat ci man da nga koy tànnal nday boo bëggee am doom ju baax da nga koy tànnal ndey ju baax moo tax may la boobu day fekk doom du judd mais am nañu si yàqoo tamit am na yàqoo ci naka si jamono jooju ku ñu nan ci yàqoo ci jamono joo xam ne kii xool nga muy këru soxna soo xam ne ndeyam mësta yenu ndabul pay nga xool baayam nga xam ne ci toolu xare soo déggee toolu xare mooy liggéey ba wàcc ab liggéey aw ñaxam rek moom lay dundee nan la ci ngi di yàqoo bon waaw nu ca ngi di yàqoo waxal ndax dina ci ñëw léegi papa yow introduire rek dina ci ñëw bu ci kenn ànd ak man ànduma ak kenn ci yéen non barke borom Tuuba ànduma ci ak kenn ci yéen waaw picc moom boppam garab gu ko neex naaw dal sama yoon nekk na ku nekk dem yoonam waaw man faruma ak kenn de faruma ak kenn man faruma non damaa farul ak kenn rek faruma ak kenn père soyons clairs dès maintenant xam nga lan laay ba ñu dem ba ci fin bi nga ni vous êtes tous contre moi xawma je suis tous xawma nan nga koy waxee sa phrase yaa ne picc moom boppam sa doom ne la kon vol la ilaha illallah non je suis un contre tous man waxambaaneew gileem laa ñeme fanaan biti ragal fanaan biti tiituma lool de bala muy neex dëgg wala may mën a wax ak yéen dëgg ngeen clash man su ngeen clashul du ma yëngu da ngeen ni clash waaw da ngeen ni clash ma argumenté indi taxaw fi ma taxaw jeex na waaw sëñ Adi Niass maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu Iran Ndaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw Oustaz Alioune Sall maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax ay ca papa kontaan nañu bu baax fàttewuma kenn waa kër Thiendella waa kër Madior waa kër Thiassine fàttewuma kenn lambaay yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu introduction père bi ñëw na entre hier et aujourd'hui l'éducation à bout de souffle loolu mooy thème bi nga xam ne moom la ñu ubbi tey numéro de téléphone yi nii noonu dañ koy affiché léegi au bas de l'écran 88 le 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 l'éducation est à bout de 69 ayca Ben ñu bàyyi la yow itam nga introduire boo gisee ma ne si li mu wax ay ndey dañ koy tànn am na ñoo xam ne daan nañ leen jël yóbbu leen vacances ñu ne la demal sa kër nijaay wala demal sa kër ndey nii dañ la ko ndeyele bu wér de xale bi dem fa waaw ñu foog ne daf fay jëlee lu baax Ben bàyyi ma ñëwaat ci yow sa micro benn ngay réer non waxuñu xale bi ñu jël yóbbu ko dem ne ko demal vacances mu yàqoo fa doonoo ne Sofia dafa ne ab yar fan lay tàmbalee ci gune ma ne ko ba mu juddoo gut yaa ngi réer de c'est bon yaa ngi réer ñëwal yaa ngi réer de parce que bu ne ndey
bu xale bi juddoowul lañ koy tànnal ndey. ndey boobu buñ ko tànnalee xale bi bu juddoo dinañ ko ne sa ndey baa ngi nële. sa ndey boobu xale bi war na xam kan lañ ko ndeyale kan lañ ko jox pour mu dem fa exemple rek moom laay ne bu njëkk ba daan nañ jël xale jëlee ko seen kër jëlee ko kër papa ak yaayam ne ko da ngay dem kër sa kër nijaay wala sa kër kii xale ba jëlee fa yàqute xale bi jëlee fa du yaru parce que ñooñu fa nekk peut-être defuñu éducation bi nga xam ne moom la ndeyam ak baayam doon def si kër gi bu fa demee mun nañu bañ a bokk dimension ni ñuy yare mun na fa dem ñu ne kii daf fi ñëw vacances ñu yàqu ko du ñu wax xale bi dëgg duñ ko rectifier duñ ko def dara léegi su ma ñëwee man en général je me pose la question ñun Sénégal laay wax de suñu éducation buñ ko doon nattaale fan lay toll ça veut dire je me pose la question lu tax ma wax loolu parce que je vois des choses yoo xam ne day xew suñu réew yar ñaar la yar biñ la yar ci kër ga ak ki nga xam ne boo génnee ci dëkk bi mu war la yar et je crois que ça manque énormément dans ce pays parce que ñun bu ñu nekkee rek ci circulation foofu di nga sentir ndax am nañu éducation boo xam ne am na fu ñu ko jëlee walla ndax ku nekk da nga war a def lu la neex parce que je crois am na yenn yi ma gis ko damay ne nit ki kana ko yar tey rek 21e siècle 16h30 may wàcc Nord Foire déggal Ouest Foire di dem aéroport bu yàgg bi taximan bi jàdd fu set ñu ngi ko bale ba mu kii mu yor kiyam taxaw di pipi noonu ah. une habitude. mais man je me dis ma xool 20e siècle ma ne est-ce que lii war na am Sénégal ba léegi te kooku def loolu may laajte naka la ko parents yaree ndax dafa bokk si ña nga xam ne seen papa yi dafa am benn moment boo xam ne dañ lay ne génnal dem génnal si biti dama bàyyi xale génnal dem foy parce que am na loo xam ne mënu ma ko comprendre Sénégal bu ñuy wax éducation parce que xale yi nga xam ne ñooy futuru ëllëg ñun ñii ñëpp jaar nañ ci ñooñu est-ce que niñ leen waree téye ci kër gi yar leen est-ce que les parents ñu ngi koy def man je dirais non parce que boo génnee ci mbedd bi mu di 13h heure de sieste man je me rappelle ñi may seetaan waa Sicap mu di ñoom Mori Ousmane ak ñëpp ak may seetaan am na yenn heure xalaatuma woon nekk ci mbedd bi heure de sieste dëgg la xalaatuma ko ci këru àdduna parce que su ma ko defee xam naa lan moo ma ciy fekk mais léegi wax leen ma ban heure ngeen di génn ci biti mu di 13h 16h 17h 21h 22h 0h tu vois des enfants dans la rue ñooñu est-ce que seen parents jox nañ leen éducation bu ñu leen war a jox man je dirais non donc de ce fait bu ñuy toog di wax éducation te yar bi nga xam ne yaruñu la ko sa biir kër nga génn ñi nga xam ne tamit dañu war a yar ci dëkk bi muy l'État parce que boo xoolee dëkku nasaraan yi ni ñuy comporté woo dañ leen yar seen biir kër ba pare mais bi ñu génnee ci biti am na loo xam ne doo ko def parce que état bi moo fa teg yaram état bi moo fa teg ne nii ngeen war a comporté woo par force noonu ngeen di comporté woo boo ko deful am lu daw sa kaw mais Sénégal l'indiscipline bi am ci mbedd bi loolu yëpp dama koy boole ci éducation bi nga xam ne moom nga war a am sa kër ak boo génnee éducation boobu moom la dëkk bi war a jox par force nga topp je crois que bu ñu ko defoon heure bii dinañ dépasser fan la ñuy toog di wax affaire éducation au Sénégal comment se fait-il dans un pays je donne des exemples récemment mu am lamb bi tas ñu gagné sa mbër nga jàpp chaise yi fa nekk yëpp damm yëpp loolu sa papa ak sa yaay bu ñu la éduqué woon sa kër ne la kat alal bi dafa am ñoo ko bokkal ak yenn est-ce que kooku dina am xalaat bay ñëw di damm ay fauteuil di damm ay chaise sànni dem yoonam et ça se répète dans ce pays donc bu fekkee amoo éducation sa kër chaque fois ça va se répercuter dans la rue da nga koy wane ci mbooloo da nga koy wane ci ay milliers yoo xam ne yaa ko bokk ak say sénégalais te loolu ça va toujours se reproduire au Sénégal parce que li may wax nañu yar ci kër gi ba pare l'État di yar ci biti comment on éduque dehors mooy avec des sanctions sévères ñu bañ a xaj ak seen ñi nga xam ne ñoo ko war a teg ci yoon ñu teg ko ci yoon parce que je ne peux pas concevoir qu'on est dans un pays éducation bi da ngay dem sax fépp lay feeñee Sénégal demal dans un lieu nga dugg ni boutique rek pour jënd benn affaire am na koo xam ne day jógee sa ginnaaw bu fekkoon dañ ko yar këram dina dugg taxaw xaar bu fekkee Prospère moo nekk ci kanam di jënd non du ko def bopp Prospère lay jéggi ne ko jaay ma fi affaire yooyu parce que xale boobu wanuñu ko këram boo génnee comment tu dois te comporter avec les autres Sénégalais
donc yar dafa am importance boo xam ne. d'accord côté ñoom père bu yàgg ba tamit. amul woon ouverture bi nga xam ne moo am léegi ci internet bi. nga xam ne lu nit def muy loo xam ne dafa nekk saafaan gaa yëpp dañ koy wane pour ne xale yi kan moo leen yar ñoom seen jamono amul woon loolu. donc loolu tamit il faut que ñu bàyyi ci xel. ça joue trop moo tax léegi lu xew rek nga gis am lu am ci benn kër wala am lu am fenn dañ koy ne mbëcc ci internet ñëpp lan la ñuy waxandoo ci xale yi. pourtant ay 12 ans la ñu am de ay 13 ans la ñu am de mais est-ce que leurs parents veillé nañu tamit ci ouverture bi nga xam ne moo am actuellement ci réew mi. pour dimbali seen i ay doom. ok damay tourner un peu ci Sophie Gueye mais su may tourner ci yow damay comp tuuti ci li Benoît wax mooy xale yi ci mbedd bi tout ce qui se passe en ce moment biir Sénégal pauvreté bi am lu bari lu mu ci joué pourquoi ma lay poser question bi c'est que yow yaa ngi génn yaa ngi jànkonteeg ak xale yi même bu dee xale taalibe yi wala xale yi nga xam ne ay sans-abri lañu. ay xale yu ndaw lañu mais manque d'éducation bi dañ koy gis ba ci taalibe yi c'est-à-dire suñ la nee defal ma lii sax boo leen ko defal am na ci ñoo xam ne dañu am fu ñuy jaar ak yow c'est-à-dire c'est des choses yoo xam ne dañ koo teel a perdre ci base bi la ko ñenn ñi parce que c'est pas tout le monde parce que ni mu amee ci xale taalibe yi la am ci xale yi la ngay gis ci école yi ñuy dem di jàngi c'est-à-dire c'est des choses yoo xam ne mag yi seen i yaay yi seen i papa yi inculqué wuñ leen ko muy éducation bi war jox cër ki nga xam ne moo la mag wala ma ni jox cër sax nit parce que am na ci ñoo xam ne dañ naan la sarax ma nga jox leen 100 francs bëgguñu 100 francs 500 lañ bëgg soit ñu sànni la loxo wala ñu saaga la daw bëri na fi il faut le dire daf fi bëri te ñun ñëpp dañ koy dund tout le temps comment vous faites vous qui regroupez beaucoup d'enfants koo xam ne ku ci nekk ak sa caractère est-ce que manque d'éducation boobu da ngeen koy sentir yéen waaw en fait dama lay pas gàgganti et c'est normal même damay wax ne damay leen di woowee les enfants en situation de rue parce que da ngay gis ne kooku ci mbedd bi lay gën a yendu donc mbedd bi moo koy yar bokkul ak par exemple xale taalibe boo xamante ni day nekk ci daara ba après génn il faut dire que alxuraan xale yu nekk ci rue boobu noonu juddoo wuñ fa exactement juddoo wuñ fa ci kër la ñu jógee wala ci yaay ils sont pas tombés du ciel fa laay ñëw maanaam la plupart de ces enfants yi ngay rencontrer di leen sarax ñuy am benn comportement ils passent beaucoup plus de temps ci mbedd yi taalibe bi nag nga xam ne ci daara bi lay passer beaucoup plus de temps kooku bu alxuraan jiitoo ci dënnam même boo ko saraxul du am benn comportement du ma ne alxuraan on va parler de la religion en général muy éducation de base bi may ñëw di rabattre parce que diine dafa bokk ci éducation de base tey dama la bëgg ne la boo rencontré taalibe boo xam ne alxuraan jiitu na ci dënnam il du mës a am benn comportement bu médiocre mais boo rencontré un enfant boo xam ne mbedd bi nag moom mooy passe-temps am favori il peut avoir ce comportement je m'explique pour répondre à ta question man dama jàpp ni bu ñu ne l'éducation est à bout de souffle papa mooy kon bâtiment yëpp danañ màbb je m'explique. à bout de souffle. mooy ni éducation de base dafa mel ni fondement ci bâtiment. bu dëgëree mën nga ci tegle ay étages jóge fi sax bâtiment bi di continuer di fonctionner wante bu dëgërul quelques at nga ciy teg bâtiment bi effondré wu man c'est comme ça que je vois l'éducation de base et pour répondre à Sophie damay dugg un peu ci papa li mu développé dañ ciy d'accord ndax démb lu mag doon wax rek am na lu mu ci daan séentu dafa bëggoon boobu góor yi mën a choisir jigéen yu baax mais attention aujourd'hui ak ouverture bu am posé nga ma question man maa ngi yar ay xale yu ma jurul yu ma nekkul seen yaay yu seen papa tànnu ma en tant que jabar mais maa ngi def lu ma mën sama kent lay kattan ci ñoom je veux citer toutes ces bonnes femmes qui ont ramassé des bébés yoo xam ne yar nañ leen ba ñu màgg barkeel tekki du papay xale yooyu ñoo leen choisir donc papa damay wax ne ab yar dafay am lu nekk ci yow d'abord pour nga mën a inculquer ki ngay yar. mais vous parlez de l'ouverture et qui a dévié. exactement pourquoi. dévié wu ma ouverture bi laa doon ñëw pour wax la ne. parfois soxlawul sax nit di tànn jabar na nga baax rek. muy góor comme jigéen. yow boo baaxee rek di nga mën a yar foofu laa doon waxee ak yow. nangu naa li ngeen wax démb ndax da ngeen di pousse góor ñi ñuy tànn soxna yu baax mais tey aujourd'hui quand on parle de l'éducation man Sophie sax sama yar bu baaxee war naa war a mën a yar yeneeni génération et des générations sans pour autant avoir été choisie comme femme. j'avance bi may wax éducation de base fondement bu dëgër la c'était pour wax la ni la dafay regrouper lépp day regrouper lépp les bonnes manières kii wax na ko Benoît wax na ko mais Sophie aujourd'hui bu ñuy comparer hier et aujourd'hui papa a raison tey ngay gis xale bu mën a toog ci digg ay mag di daggal muy jëm kaw saaga ndey mais dëgg la démb da nga daan saaga balaa ngaa pare ñu def la ko te base bi la ah ouais
xale boobu di daggal ci digg mag yi bu màggee dina daggal ci digg mag yi bu màggee du mën a maîtriser wu ci mbooloo te fu mu mën a toog du fa wax bu tegginewu mooy ne parce que yaruñu ko gisoo ay mag actuellement ca base bi la papa ci benn milieu maa ngi ci base bi papa bu ñu waxee ñëpp taf seen gémmiñ parce que effectivement on a raté leur éducation boo xam ne man fii ma toog nii de jomm naa wax ñaan jomm naa heurter sensibilité nit kii nii ndax éducation de base respecter ton prochain day doon règle de base bi njëkk mooy sa moroom bii nga koy xoolee comme ni ngay xoolee sa bopp am na ñoo xam ne tey raté nañ ko on y va on marche un peu sur les réseaux sociaux Sophie dafa wax lu am solo quand elle parle de xale yi nga xamante ni dañ leen di yar mais réseaux sociaux bi mbedd bi la je considère les réseaux sociaux comme la rue am solo xale yi nekk ci mbedd bi heure sieste waaw wala heure tëdd guddi ay 23h il y a des enfants qui léegi ndaje yi ci réseaux sociaux bi la xam nga lu tax ma ne ndaje yi ci réseaux sociaux ñi doon saaga démb ci buntu kër yi ñi ngi ci réseaux sociaux yor seeni pass ak seeni faux compte di wax lu leen neex ndaje yi léegi ci réseaux sociaux xale bu ndaw day ubbi compte Facebook am wala compte Twitter wala dara xamagu ci dara mooy li may wax rek outillé guñ ko dugg ci di ci def musiba ba mujj bi ay vidéo am retrouvé wu un peu partout mooy ne on a encore comme je dis raté la base kon mbedd bi dama koy transférer ci réseaux sociaux yi mais plus loin quand je dis que sa doom boo ko yaree fu mu mënti dem aujourd'hui man Sophie Gueye lu ma wax damay porter des gants pourquoi parce que j'ai mon père comme ami sur Facebook xam naa ne tey bu ma dérapé tuuti amul làq na fanweeri at amul dara daf may tegaat ci raay yi mooy ne yar du wees mais base bi day wees attention base bi nga posé question soo day wees ndax day am fu nit ki di toll day jomm rek rus naa sama papa mais mënatoo def ci moom li nga xam ne tey jàll na mooy bant ba waaw nag mënatoo ko gàggante mënatul ne su ma taxawee laaj nga ma question bu am importance muy nangu la pauvreté n'a rien à voir avec l'éducation mës naa ko jox exemple ñi ñàkkoon démb ñu ci bëri ñoo am tey ndax seen ñàkk boobu dañ koo jël transformé ko en jom ñi seen yaay ak seen papa doon sombi démb di leen wax noppi leen de boo leen génnee géex leen ginaar bu ñu leen waxee loo leen añee ngeen ne ginaar la ngor la non mais attends su fekkee par exemple da nga nekk koo xam ne yaa ngi ci biir kër goo xam ne tu as 4 5 6 7 doom ngeen di dund boo xam ne dund bu sobre la benn néeg ngeen am wala ñaari néeg yow ak sa borom kër ak say doom ñooñu la plupart ñoom ñooy def bu 15 heures jotee wala bu heure noppalu jotee pour ñoom ñu génne xale yi ci mbedd bi parce que amuñu fi seen doom yi nekk waaw donc pauvreté foofu dafay am part de responsabilité ci li xew mooy parent bi parce que yaa ngi bëgg sa noflaay ba génn di lor keneen tu as répondu à ta question kenn du wax ne waajur amul yar mais dañ naan parent bi nga xam ne moom raté nañu éducation mooy jur doom heure sieste jot nga jàpp ne la rue moo la mën a téyel sa doom moo tax ma ni la sànq pour nga mën a yar dafa am le minimum bu war a mën a nekk ci yow soo gisee ma wax la loolu mooy li ma ni même bu fekkee am na ñuy pauvre ñuy def loolu tey bëri na ñu transformer seen pauvreté boobu en jom mu def leen richesse ñoo xam ne tey dañuy taxaw di ree je me rappelle une vidéo de Coumba Gawlo que j'ai partagée sur mon mur Coumba Gawlo Seck qui disait que papaam daf ko daan fekk fa mu jàngee école daan na jàngi sans goûter di ko jox goûter naan ko góorgóorlul ci éducation de base la bokk ñaata parents tey ñooy jël seeni doom di leen yokk jom looy gis da nga ñàkk jom génnal ci biti mooy li ngay wax jël mbedd bi def ko alternative au lieu que nga jël sa doom def ko mu am confiance en soi manque de confiance en soi bi moom moo indi je retourne sur les réseaux sociaux le like buñ la joxul confiance sa kër nga génn tweeter dara wala wax lu graaw gis ci 1000 j'aime 500 partage rek nga ne maa moom àdduna bi parce que amoo confiance sa bopp gëmatoo sa bopp réseau yi ñoo la may valeur yaa ngi comprendre te boo mayee sa doom nag valeur que ça soit sur les réseaux sociaux fu mu mënti doon dina xam ne man doomu Safia Diatta laa ak diw donc peu importe image bu ñu may mënti jox dama ciy nang pour mën a bañ a monopoliser la parole fi may daanelee mooy la sensibilisation da nga wax lu am importance aujourd'hui on gère les enfants souffrant de maladies de la peau dama choqué bi ma gisee ne ay propres parents tax nañu ñenn ci xale yi de maladie de la peau mooy ñi wooy xale yi jaan yi wala crocodile yi xam nga ñun suñuy expression te seen feebar ichose la tudd papa dama choqué bi ma yëgee ne ñenn ñi dañoo génn école parce que ay parents ñoo dem dénoncer ne wooye seen doom ñemewuñu xale yooyu ah ouais mooy ñemewuñu waaw ñemewuñu xale yi seen doom ñemewuñu xale yi léegi ñu ne dañu war a ut benn école spécialisée pour ces enfants là parce que yeneen xale yi nangu ana nangu
ana yar sa doom ci accepter mooy éducation bi ñuy wax ne yank na tey son prochain doom da nga judd de dara dalu la patoo làggoo xiifoo maro sache que y a des enfants qui sont nés avec des handicaps soo demee école nga gis leen bu leen daw de nangam ak nangam wante waajur bi nga xam ne moom doomam day daw mu dawle ko y a un problème kon man maa ngi taxawaat ci kiy éduquer d'abord ndax fa lay daaneele l'enfant né clean doom day juddu ñëw yaramu neen zéro faute inconscience amul dara leneen nekk liir gane si àdduna ñu jox la lu nekk ci moom yow yaa ko ciy def car il est né inconscient et innocent noonu laay commencer sama introduction. merci So xam naa damay tourner ci Alima ñu ñëw un peu ci éducation bi ñuy waxtaanee muy éducation de base un enfant a besoin de fondement xale dafa soxla foo xam ne foofu lay wóoyeeru nga xam ne peut-être bu waree daanu sax dina am lu ko téye te loolu mooy éducation Mata am na Sophie am na lu am importance lu mu wax léegi par rapport ak xale yi ak bu ñuy jàngi c'est vrai que c'est des points yoo xam ne ñun parents yi mën nañ ci bañ a bàyyi xel c'est-à-dire il faut oser le dire man par exemple sama doom mu ngi am 6 ans mais est-ce que xalaat naa sensibiliser ko par rapport ak keneen ki muy fekk école ba koo xam ne am na handicap non mais si dans une classe il y a une personne boo xam ne dafa am handicap rôle maîtresse ba wala maître ba c'est de sensibiliser tous ces enfants qui sont dans la classe par rapport à cette personne parce que peut-être yaay ji wala papa ji mën na bañ a xalaat loolu parce que ñun ñëpp ay nit lañ te on n'est pas censé savoir ce qui se passera demain feneen ak feneen mais sensibilisation bi éducation bi day jógee ci nga xam ne mooy parent bi aussi dem ci maîtresse yi dem ci ñeneen ak ñeneen parce que y a les autistes y a ñeneen ak ñeneen yi nga xam ne ñu ngi ci biir école yi te la plupart du temps dañ leen di tooñ parce que ñëw nga sa bopp moo gën a rëy bopp keneen xale yi dañ lay toot naan la sa bopp bu rëy bi soo ñëwee sa bëñ yi lii dañ lay tooñ parce que xale rek la ils ne font pas méchamment ça date pas d'aujourd'hui et ça existe partout c'est pas juste au Sénégal on respecte les handicaps waaw dinañ ci ñëw loolu yëpp dinañ ci ñëw mais xale bi par exemple xale rek la lu mu gisul ci moom gis ko ci keneen pour moom kooku moo normalul te loolu yëpp ci éducation de base la loolu yëpp c'est dans la famille loolu yëpp dañ ko war a waxtaanee mais est-ce qu'on communique avec nos enfants et assez Alima Safia tey thème bi ngeen abordé dafa nekk thème bu ma neex mu nekk thème de société bi nga xamante ni fii ba fin des temps gaw ma dina xewi parce que tout le temps on aura quelque chose à dire ci wàllum éducation da nga koy saam si ñetti ponk laa mën a wax am na éducation bi nga xamante ni say waajur ñoo ko war a def ci yow am na éducation bi nga xamante ni mbedd bi ñoo koy def ci yow am na éducation bi nga xamante ni école moo koy def ci yow Benoît cité na fi lamb mu gis nit ni ñu comporté woo bi ñu gañee seen mbër Sophie Gueye wax nga fi tamit évoqué nga fi tamit heure sieste xale yi nekk ci mbedd bi guddi xale yi nekk ci mbedd bi Sophie Gueye tamit évoqué na fi pas mal de mots MAUX yu nga xamante ni nit yi ñu ngi koy mettitlu di ko dund ci société bi mais bu ñu fàttee sama papa ndeysaan yàlla na suuf oyof ci kawam daf ma doon wax Mata doom boo ko amee yàlla mi ngi namm ci yow nga defar nit yàlla mi ngi namm ci yow nga defar nit yàlla bu ko neexoon du dara ci moom ñun ñëpp toog ba ci yàgg rek di meññ ci àll bi ñun ñëpp ñëw du ñu am benn attache du ñu am waajur du ñu am yaay du ñu am pap bu ñu jaarale ci ay waajur donc yàlla am na lu mu namm ci ñun ñi nga xamante ni ñooy parent bi indi xale bi nga xamante ni fëgguñu ni jur leen ñu ñun la neex ay mag yu consentant sekk li ñuy sekk ba doom sosu si yàlla namm ci ñun ñu defar nit quoi qu'on puisse dire bu tey la mu def la kubéer ga saañ ba di xeeñ donc ñu mag ñi ñooy jur ñu ndaw ñi et je trouve que Sénégal ndaw yi ñoo amatul référence ci boppam waajur yi talatuñu xale yi seen doom yi léebatuñu ak ñoom léeb bu njëkk ba importance bi mu amoon moral fin wu léeb ba yow boo toogee di nga toog ay semaines yi nga xamante ne di nga xalaat léeb bi xalaat lan la ci sa maam wala sa nijaay wala sa tante wala sa yaay expliqué ci moralu histoire bi saa yoo toogee dund kaa bu mel noonu wala nga gis ko dund sa xel dem ci liñ la waxoon lépp dañ ci daan yee xale waxtaanatuñu ak xale yi
xale à bas âge éducation de base man comme Sophie Gueye dit c'est la base c'est le fondement bu manqué ci nit pour man nite dañ na fa donc amatoo benn distinction ak mala excusez-moi du terme donc éducation de base boobu la nit yi amatul temps pour man inculquer et n'oublions pas que tamit xale yi ñu ngi jur am na ñi nga xamante ni seen yar matagul ñu jur nekk ay parents ki nga xamante ni yaram matagul mu am doom kooku nan ngeen war a xalaatee mu gérer xale boobu nan ngeen ko war a xalaatee mais dafa am phénomène bu am importance mooy le mal ba tey déggaguma ngeen wax véritablement fan la jóge yéen a ngi évoqué fay yi nii am na comportement bi am na dinañ gis ku def lii dinañ gis ku def lii mais loolu fan la jóge à ton avis fan la jóge nampal sa fi lu am solo la nit a koy nampal en père nit moo koy nampal ak soo ko dee nampal ban période nga koy nampal c'est très important te ñu ngi koy négliger nampal c'est-à-dire tubaab yi dañu nax si lu bëri ñun dañu bàyyi suñu culture adopté culture u jàmbur bi nga xamante ni moomuñu ko moo tax it effet secondaire yaa ngi nii ñuy gis les mots sont là da ngay am sa doom tubaab da nga koy gis mu defar meewam publicité à la télé ni meew bi dafa baax fortifié nañ ko en zinc fortifié nañ ko en fer am na magnésium am na calcium baax na si sa màggu doom tubaab doo ko gis mukk mu jënd meew pharmacie jox ko doomam ay tire-lait la ñuy am bañ naan ko ba ñoom dañu sax am ay banque de lait maternel yi nga xamante ni yow bu fekkee da nga accoucher nga am problème mënoo nàmpal wala ngay jël ay garab yi nga xamante ni mënoo ci nàmpal sa doom da ngay dem wut sa banque de lait ku si nekk ak race bi nga am nga jënd fa meewu nit nga nàmpal ko sa doom xam nga kon ñoom ñoo ñu gën a yeewu lu tax jëluñu ci meew yi les laits qu'on nous vend à la pharmacie c'est du lait végétal wala du lait animal lait végétal mooy yi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee ci gàncax gi maanaam nga jël pulloox wala nga jël ci ay xob yi wala nga jël ci sève yi nga jël ko réduire ko en poudre fortifier ko nga ni da nga ci def sa vitamine bëgg ko nàmpalee sa doom lait animal xamoo ban animal la ñu ratt de di ko jëlee jël transformé ko en poudre def ko ci ay pot jox la ko mais ku bëy nàmpal ba nga màgg da ngay bëyee nag ku nag nàmpal da ngay dof ba nga màgg mais da ngay nage et va savoir si c'est des animaux halal attention il faudra que kon yéen ñii nàmpal di maye seeni meew tamit ndax je m'explique waaw non je m'explique il faut des banques pour ça yaay booy on a des pouponnières et les enfants qui y sont mënuñu nàmp lait maternel kon nag sensibiliser waale ñii nàmpal ñu joxe waale seeni don de meew yaay ñu def ay banque de lait maternel doom sax voilà ñu présente seen doom présent je parle dañu te ñoom duñu am ween mais dama ko bëgg fi mu duñu am meew sensibiliser waale ñooñu ndax am na ñoo dañ ko bàyyi mu défendre par rapport à ça loolu état bi moo ñu ci mën a dimbali du ñun rek ñooy toog rek loolu état war na cee jóg ba waaw gune yi nga xam ne ay bàyyoo nañu ak i yaay léegi xaaral ñu dénkaane leen ñu war a nàmp te war a nàmp meewu nit soo bañee sa pépinière bi ëllëg suñu jógee yor jeneen jikko joo xam ne pépinière bi dëgg la kay pépi c'est les plantes d'accord pouponnière mais moi je parle de pépinière waaw je parle de pépinière vous n'avez rien compris ni là que vous êtes moi je ne parle pas de pouponnière je parle de pépinière Bakary ah ouais Bakary Aïcha na jóg kii non c'est des milliards ah Mohamed Boun Abdallah Dionne je parle de pépinière waaw elle me parle de pouponnière on t'avait pas suivi c'est vrai léegi Alima fi mu nekk dafa am solo parce que mooy base muy nampal papa maa ngi ñëw rek il n'est pas dupe du tout maa ngi ñëw mais il n'est pas dupe maa ngi ñëw xam nga da nga nekk fu am solo ndaw si dugg xaacu daan ne ndax day mbokk Bougane ba Bougane teg ko fii d'accord nga duggaat de nga classe nga nekk ci point bu am solo maa ngi ñëw nga nekk ci point bu am solo muy nampal ak ween mu nekk loolu xam ne c'est humain mais yàlla am na ñu ko may am na ñu ko xañ et y a des gens yoo xam ne dañ leen nampal ak biberon aujourd'hui ce sont des gens sensés très réfléchis bien portants mais tubaab yi à chaque fois comme tu as dit
même meew yi sax bu ñoom si boppam dañuy prôner à ce que yaay mu joxe ween parce que fu fekkee am na ñoo xam ne jot nañoo accoucher ci dëkk tubaab yi la première des choses ñuy def mooy allaitement exclusif lañ lay wax pour nga def ko et ça peut être différent fii Sénégal parce que fii da nga lay toqantal aada la on respecte deux c'est pas ci hôpitaux yëpp la ñuy ñëw da ngay accoucher rek ñu jël sa doom teg ko sa kaw jox la ko mu nàmp muy premier tété bi xale bi di am Sénégal loolu fii am na hôpitaux yu bëri ñun ñuy jur xam nañ ko du yoon c'est-à-dire sa doom fex weenu yaayam déglu rek xaaral maa ngi ñëw papa da nga koy maa ngi bindal ñëw toqantal waaw mooy aada bi daal ci def meewum mooy bëy aada bi mooy aada bi def ca meewum bëy mooy aada bi waaw sañ ngeen ci def meewum bëy meewum bëy moo tax mu paradoxal fa laa doon ñëw ak yow maa ngi ñëw waaw Sophie excuse-moi Benoît excusez-moi en fait loolu mooy paradoxe bi xam nga da nga ne ñun tubaab yi dañuy yàq dañuy def li dañuy def la tokkantal père heureusement parce que dama doon bañ ñëw sax mu ne ma du loolu ñoom tokkantal bi dañ ci def meewu bëy c'est-à-dire meew bi ñuy éviter fële na le meewu mala bi ñoom boo juddoo moom lañ lay njëkk a defal sa gémmiñ tokk la rek meew waaw dafa am lu muy jariñ tokkantal merci après nag dafa am lu muy jariñ am nga temps après nga allaiter sa doom nga allaiter sa doom on te laisse juste le soin de t'expliquer un peu s'il vous plaît de t'expliquer un peu par rapport ak allaitement boobu nga soulevé. si ngeen rebondir c'est très intéressant parce que ça me permet de poursuivre li ma doon wax. dafa am. effectivement dafa am toqantal moo war a jiitu ci gémmiñu gone. doon koy bind. dëggantaan meewum bëy. papa maa ngi ñëw ci yore yi ngeen nekkee woon du yëpp baax. arrêté du sex weenu yaay. sax yow de loolu moom dëgg la. fi leen ko fekk bindal ko toqantal gi. dëgg la suñ ko bindalee toqantal jox ko no raxas weenu yaayam jox ko yow bul yàqamti ñu ngi ñëw ci yow léegi. dëgg la mais bu may wax lait animal. Amérique yàq na toqantal bi Afghanistan. toqantal bi Safia taxul may wax parce que toqantal bi c'est juste un moment. oui vas-y première fois la benn quantité bu ñu lay jox la bokk nekkul ne toqantal bi moom ngay nàmp ba fer. ah non mais day jiitu donc aada la muy jiitu loolu waaw moom